Bassirou Diomaye Faye est en très grand danger. As mooy Diomaye, Diomaye mooy As. waxoo dëgg yaa bon yaa iñaan. président Diomaye dinañ ko fal duñ ko fal bàyyi ko mu dem dañ koy fal ànd ak moom parce que nag du jëmmam moo ñu intéressé waaye projet bi ñu togg teg ko ci loxo moo ñu intéressé. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngor bi la boolee ak sa coalition mënut a gën a fort ngor bi la Ousmane Sonko ji. kii mooy suñu candidat kii mooy suñu président 2024 kii lañu bëgg kii lañu fal kii lañuy aar demul fenn day toy aar ba 2024 ñu fal ko jox ko réew mi kon président Ousmane Sonko Sénégal a ngi nii di la déglu. cey ànd bi su jeexee wallahi Diomaye na la wóor ne war nga Sénégal war nga jeunesse su Sénégal te tax nga jeunesse su Sénégal bi araamal lépp luy politique ndax foofu la ñuy jaaree xam ne politique du yëfu nit. allahu akbar doomu aadama moo lëndëm dëgg wallahi yéemu naa si yàlla. ba léegi dinañu des ci Diomaye dafa amoon baat bu mu waxoon ci palais ba Ousmane Sonko dégg baat ba am lu mu ko tontu. tamit sama diggante ak premier ministre xam ngeen bu ngeen xoolee xëy na bàyyiwuñ ci xel depuis quand lañ commencé di wax que le premier ministre lorgne le fauteuil du président de la République daan ngeen dégg loolu daan ngeen fa dégg coup d'état rampant ci diggante premier ministre ak président de la République. alors man mënuma fonctionner noonu bëgguma fonctionner noonu xalaatuma fonctionner noonu xam lan moo tax parce que bu dee lorgner fauteuil je l'encourage à non pas lorgner le fauteuil mais à regarder le fauteuil clairement moom le premier ministre parce que 10 ans ngi nii ci gannaaw may xeex pour mu toog ci fauteuil bi te bàyyiwuma nag te duma mës a bàyyi pour mu leer dama ko koy yéene parce que xam ko dem ko ko yéene parce que xam ne mën na ko dem ko ko yéene parce que Sénégal laa yéene jàmm donc loolu dafa war a leer d'abord mënuma am mbiicoog mbaaloo ak mon premier ministre pour problème mu ay def may def de l'ombre ay def parce que j'ai évolué sous son ombre pendant 10 ans di xeex en toute loyauté gis nga loyauté boobu moom ma koy delloo ba mu mat sëkk. tel ci loyauté boobu moom nga war a des ngir préserver sa honneur ngir préserver honneur u Sénégal ngir préserver honneur u patriote yi ndax nag adduna bi yëpp ñu ngi leen teg bët fu mu nekk nii reportage bi France 24 TV5 wax nañu li ngeen di def noonu seen problème boobu médias internationaux yëpp moom la ñu nekk di waxtaani Diomaye Sonko waxtaan leen ak seen xel yi de rawatina nag yow Diomaye ndax lii yëpp ci yow lay delluwaat. Ousmane Sonko bu xeex jotee xeex na bu joxe bakkanam jotee joxe na ko bu ñàkk alalam jotee ñàkk na ko bu tëdd prison jotee tëdd ji na ko kon nag méritoon na leneen lu dul li muy dund instant bi Ousmane Sonko sonn na trop Ousmane Sonko su mënoon a yuuxu ci kanamu Sénégalais yi kon wallahi yuuxu na te ñii nga xamante ne nii ñoo waral mbir mi jaruñu ko. yow ak Ousmane Sonko bu ngeen nekkee ci diggu xeex lan moo xewoon ñu njëkkee ko ci Mimi Touré déggul leen Mimi Touré bu Sénégal doon tàkk Macky Sall di rey déggul leen position Mimi Touré bi ñu dellu ci waat. jàppee ne am na loo xam ne lii xëy na du li mu bëgg mu woo doomu jàmbur yi ci mbedd yi ne leen ayta leen ñu dee ñëw leen yéen ngeen dee bu amee lu mu bëgg nag parce que nag boobu après kenn du ko dégg mais loolu c'est pas acceptable c'est scandaleux li tubaab naan scandaleux loolu kenn mënu ko nangu ndax Sénégal dëkku jàmm la démocratie dafa yomb ay sart la tegu bu élection jotee ñu wote waaye moom ni mu ko gisee mooy woo nit ñi wala génn leen doon ñeenti téeméer comme ñaari téeméeri junne yi nit dañuy dox jëm fii jëm fële maanaam bëgg a indi tasaaroo réew mi nag moom war naa xam ne mënu koo taal tey mënu koo taal guddi mënu koo taal bëccëg. lii mooy waxu Mimi Touré nee na
jël bakkanu doomu sénégalais yi wàccee leen si mbedd bi ne leen nañu xeex ba Macky Sall rey si nag lu bari yow nga bokkoon ak Macky Sall si nguur gi nga doon encouragé ngir Macky Sall di faagaagal doomu Sénégal yi jëmm jooju nga doon xas mii defoon face ak Macky Sall joxe woon bakkanam joxe alalam joxe njabootam joxe lépp lu mu am ngir Sénégal mu dem ba jël nguur gi dénk ko nit ne ko am doxalal ñu nga daggee si lang ga nga xamante ne ni musoo gagné fenn yow Aminata Touré musul tekki dara si politique mooy maire yu yàgg ya ak ñoo xam ne ñuy transhumé parce que ñoom code de popularité la ñuy comparer nguur gu nar a jeex suñu xamee ne nguur gi day jeex rek dañuy yolleeku dañuy ne défaite boobu duñu fa fekk noonu la ñu defoon ak Ablaye Wade noonu la ñu def ak Macky Sall sa nguur suy waaj a jeex ñi la jege yëpp dañuy daw parce que ñoom yëpp dañuy xam ne nguur gi jeex na léegi nit kooku doon xeex tey moom la ñuy continuer di ko xeex sénégalais yi atte leen dëgg bu ñu demee ba jot nguur ba mu jot ndombal tànk démb si ñii nga daan wax ne nit yu bon lañu ginnaaw ba nga amee ndombal tànk nga wax ji. docteur Abdourahmane Diouf man ma koy wooyee docteur As ndax yàgg nañu muy sama xarit sama càmmeñ le 24 mars 2024 yàlla indi coppite teg ci bopp réew mi président Bassirou Diomaye Faye waa Awalé ak F24 ak coalition beeg ñëpp bien sûr ak Pastef ànd liggéey ba changement boobu mën a am kon bu nu ko yàlla defalee tey dañu koy téye bu baax a baax a baax a baax a baax a baax loolu message bu may jox képp koo xam ne kii liggéeyoon nga xeexoon nga pour changement boobu am pour que Sénégal mën a jëm kanam ñu dal di serrer les rangs éloigner loin les démons de la division loolu dafa am solo ñu wax ko fii ñun ñëpp ñu ànd politique ndax maa ngi ciy bëgg a yàgg nag ndax nekkoon directeur de campagne en 1993 ma amoon juste 31 ans ba suñu jonn yàlla tey kon am na tuuti lu ma ci xam day jaljali yenn say waaye loolu dañu koy dépassé ànd waaye ñu doon benn say ñun ñëpp jàppale président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement am bu ko defee li nga xam ne mooy yaakaaru sénégalais yi ñu dal di ci concentré. Mimi Touré nee na ginnaaw xeex nañu ba changement am nañu tourner page ngiroo bi ak ŋaayoo bi kan la ñuy défendre. kan la ñuy défendre Mimi Touré kan lay défendre est-ce que intérêt Diomaye la déedéet est-ce que intérêt Sénégal la déedéet mais mu ngi défendre Macky Sall mu ne nañu tourner page bi ngir jàmm mun a am te jàmm ji bu mu ko waree woon sàkku si Macky Sall mu nekkoon ministre Macky Sall mu waroon sàkku si moom jàmm ngir Sénégal nekk si jàmm Mimi Touré dafa taxaw lànk ànd ak Macky Sall ñuy rey doomu Sénégal yi tey dégg ngeen li mu wax lii moo métti Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko du kuy boddi doomu aadama ñii la daan xeex démb tey ñoom ñoo la jege di la séparer ak say xarit di la séparer ak ñi nga àndal di la séparer ak say àndandoo di la séparer ak koo xamante ne ni dañoo jël seen ñaari tuur yi boole ko Diomaye Sonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye yow yaay président de tous les Sénégalais mais wallahi lazi soo waree Ousmane Sonko wallahi su la jigee rek ñu xam ne Ousmane Sonko def la kaa ji wallahi lii ngeen dégg nii moo métti Ousmane Sonko te nag am ay rapport yoo xamante ne ni moom daf ko épinglé 2023 Bassirou Diomaye Diakhar Faye nekkul président rapport instant boobu la ko épinglé moom Mimi Touré mi si alalu sénégalais yi Sonko ne kii dafa am lu mu tàq nañu sori ñun mënuñoo woote jubal jubante ba pare di xëcc sàcc yi di leen teg suñu wet bu boobaa mun nañu libérer yeneen détenus yëpp détenus yi nga xamante ne dañoo sàcc 1000 francs jaamur ñu yóbbu leen Rebeuss ñii nga xamante ne dañoo def naka su dul noonu ñu yóbbu leen Rebeuss yëpp ñu libérer leen kon jaratul ngeen di woote jubal jubante te bu boobaa dinañu xeex ak yéen ngir ñii ngeen jàpp si kaso yi même su fekkee dañoo sàcc suñu yoon nekkatu si parce que mënoo leen làkk doom di door doom ndax loolu la ñu doon xeex ak Macky Sall ñu jàll si kii nga xamante ne ni mooy Abdourahmane Diouf tegul leen
Abdourahmane Diouf. Et je lance un clin d'œil à nos amis de Pastef. Je ne sais pas si vous avez ça. Bassirou Diomaye Faye est en très grand danger. Il est en très grand danger. Parce que nous, nous avons le droit, nous savons une interprétation de tout ce que tu peux. À tous ces misérables, nous sommes les misérables du parrainage. C'est nous qui allons. Et je lance un clin d'œil à nos. yaa ngi dégg kii Abdourahmane Diouf la. nee na yow Bassirou Diomaye Faye danger nga nit ku bon nga baaxoo léegi yow sa noonu démb bii su taxawee tey ne la aas mooy Diomaye Diomaye mooy aas war nga xoolaat sa bopp nag dëgg rek moo neex yàlla. war nga xoolaat sa bopp bu baax. Diomaye soo waree Sonko war nga Sénégal yépp. Diomaye soo waree Sonko war nga jeunesse bi yépp te yàq nga espoir sénégalais yépp. te fii la ñuy jaaree nag ñu considérer politicien comme xaj. te bu boobaa nag xeex bu metti nag dina am. xeex bu metti boo xamante ne nii doo ko mun a contrôler ci biir réew mi. di nga dund lu Macky Sall dundul 2022-23. di nga dund loo xamante ne nii musoo woon yaakaar ne ci sa dund di nga ko dund. xam nga lu tax yow dañ laa toppee Ousmane Sonko kan moo doon Bassirou Diomaye Diakhar Faye balaa Ousmane Sonko di naan Diomaye mooy man may moom. fan nga munoon a gañe njaga ñaaw mii nga xamante ne moom nga dëkk musoo fa gañe dara. soo demee nag jóg rek musoo nekk ministre musoo nekk député musoo nekk dara nga jóg rek ci suuf nekk président direct kon nga xam ne am na keneen ku jaay bakkanam ngir loolu mun a am. kooku jaay bakkanam soo ko waree wallahi lazi Bassirou di nga jàmmarlu ak jafe-jafe de loolu moom du jafe-jafe boo xamante ne ni même su fekkoon ne sax du ñun nit ñi mais yàlla dina la won loo xamante ne ni doo ko musa fàtte ba ila yawmil xiyaam. ndax Ousmane Sonko dafa joxe bakkanam joxe alalam lépp ngir Sénégal baax. Abdourahmane Diouf mii la waxoon baat bale sànq ginnaaw bu nga ko joxee ndombal tànk xoolal léegi nu mu lay waxee dégul leen ko. As mooy Diomaye Diomaye mooy As As mooy Diomaye Diomaye mooy As As mooy Diomaye Diomaye mooy As sans aucune condition. ñun mësuñu taxaw laaj poste ministre mësuñu taxaw laaj poste directeur général ñi nga xam ne ñooñu ko jox aussi dañ ñu ko jox par leur générosité parce que bu leen neexoon duñu ko jox. bari na ñu nekk ci coalition Diomaye dinaa ci ñëwaat amuñu ministre amuñu directeur général te pourtant Awale gënu leen Abdourahmane Diouf gënu leen dafa fekk ni rek ànd bi dafa doon ànd ngor ba ñu taxawee ne ñun teguñu leen benn condition lañ ñu taxaw nañu xam nañ ne tegu leen ñu benn condition waaye jàpp nañ ne boo leen dugalee seen loxo ci liggéey bi Sénégal mën na jëm kanam boobu ba léegi nag ñu ngi ci nekk delluwuñu ci gannaaw bi gouvernement bi di door a commencé jox nañ ñu fi ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ñu def fa fukki weer ak juróom-ñaar def fa lépp loo xam ne moom la ñu xam moom la ñu mën. nee nga yee yaay As mooy Diomaye Diomaye mooy As léegi As nekkatul Bougane di As léegi As mooy Diomaye Diomaye di As. léegi te ngeen écarté kii nga xamante ne ni mooy nday mbill gi gis nga kii ngeen écarté noonu kooku moo leen teg fi ngeen nekk du yow di Mimi Touré yow ak Mimi Touré kii ngeen di minimiser noonu kooku mooy yaakaaru Sénégal mooy yaakaaru Afrique te wallahi lazi soo leen waree Ousmane Sonko jëman waxuma ak yéen saa yéen xaj yi nga xamante ne ni yéen fu tooy fu nekk ngeen tak fa du Mimi Touré du Abdourahmane yéen da ngeen ñàkk jom ngeen fekk ay nit di ànd ngir seen intérêt bopp ngeen bëgg leen séparer te démb ngeen taxawoon di leen saaga démb ngeen taxawoon di leen xas démb ngeen taxawoon di leen jiiñ lu bon tey nguur jot ngeen bëgg nguur di nguuru ngeen ñëw ngeen bëgg leen séparer yéen da ngeen waroon a rus soo leen gisee lu leen di séparer loo xamante ne ni bàyyeekoo na seen biir yéen ñooñu yéen a leen waroon a jubawaatle yéen a leen waroon a boole pour ñu bañ a séparer wu
mais malheureusement da ngeen yaakaar ne Ousmane Sonko su nekkee si wetu Diomaye yéen da ngeen di perte seen intérêt loolu mooy jëfi xaj saa moo lay tànne yow Abdourahmane Diouf Mimi Touré yéen ay xaj moo leen gën li tax loolu nag ma wax ko méngale naa yéen ñaar yëpp ku nekk si yéen sa vidéo sa waxi démb méngale naa yéen ñaar yëpp seen waxi démb ak seen waxi tey loolu yëfi xaj la xaj mooy woccu ba pare di ko lekkaat Ousmane Sonko nag tontu na lu leer ne man teguma sama bët si photo yi boobu nga doon wax ne sànq si vidéo bu njëkk ba bi nga doon ne Ousmane Sonko na teg bëtam si chaise bi Ousmane Sonko tontu na la lu tax mu tontu la li tax Ousmane Sonko wax boobu dafa xam ne yow say wax bokkul ak sa jëf ni ngay waxee bokkul ak ni nga koy doxalee loolu moo tax mu wax baat bii. président Diomaye sama xarit la sama rakk la fi mu toog yéene naa ko billaahi yàlla xam na ni yéene naa ko yàlla xam na ko te lor ñëw ma chaise am fii ci biir réew mi dafa am ñoo xam ne dañoo dogu waat sax ni Ousmane Sonko ne sera jamais président de la République fii ci biir réew mi am na. ma wax la ni man loolu terew maa nelaw wallaahi terew maa nelaw parce que bu ñuy door politique laa yàgg a wax sama émission yi bi may judd yàlla bindul sama jëb yi président de la République waaye nañu rafetal mbir yi rek. waaye nañu rafetal mbir yi rek. bu bakkat jotee nag joxe nga ko. bu dee taxawee it taxaw nga engagé dee. bu tëdd kaso jotee it tëdd ñi nga mais taxul nga gore di dee te pourtant munoon nga yàq élection yi munoon nga bañ a tànn kenn nga ne ku dul man du keneen te bu boobaa it du mujjee fenn kenn du la ne lan moo tax tànnoo keneen. su la neexoon nga tànn Guy Marius Sagna su la neexoon nga tànn El Malick Ndiaye su la neexoon it nga tànn Bougane Gueye Dany te su la neexoon nga tànn Abdou Karim Gueye xurum xaax te su la neexoon nga tànn Assane Diouf mais defoo ko danga ne dama tànn Diomaye ndax moo ma gën a jub. Diomaye gàcce soo ko bëggee teg sa bopp gàcce bu dul jeex nga nekk président bi gën a laas ci histoire bu Sénégal na nga fexe li lay diviser ak Ousmane Sonko. dégg nañ nag ci waxu Ahmed Aïdara nee na danga naroon a dàq Ousmane Sonko boobu moom dañu ko doon xaar moom xamuñu na lu am la xamuñu amul mais su fekkoon ne am na sa 2 ans yi di nga yaakaar ne Milan la waaye nag yàlla maa ngi lay ñaan yàlla ba mu doon dëgg ñii de dox tànku jàmm seen diggante yàlla na mbir mi sotti ngeen ànd tabax Sénégal ba affaire bi jeex ci jàmm ak salaam mais Ousmane Sonko mooy karawu bakkanu sénégalais yi ndax bu ñépp dawee dafa taxaw affronté dee te mu xam ne Macky Sall na daf ko naroon a rey mu affronté ko képp ku def loolu ngir réewam du sàcc alalu réewam du fenal doomi réewam te lépp lu baax ci àdduna bi da koy yéene réewam. Diomaye Faye séeréer du wor te bul wor de. Diomaye Faye séeréer du wor te bul wor. bu la nguur jaral nga yàq deru séeréer yi. lii moo nekkoon sama vidéo bi nga xamante ne ni li ma wax fii yépp sama biir xol laa ko tibbee ndax yéena Sénégal jàmm Ousmane Sonko am na jàmm mooy Sénégal am na jàmm Ousmane Sonko nekkul ci jàmm Sénégal du nekk ci jàmm ndax Ousmane Sonko mooy karawu bakkanu Sénégalais yi rawatina ñu ndaw yi ndax kenn mënul porter sunu avenir ba pare ñu koy ñàkkal fayda ci lu amul benn solo loolu moom dañu koy xeex Ousmane Sonko dafa mérité leneen lu dul lii muy dund di souffrir bu mu doon dénoncer ñu ngi sàcc alalu réew mi ñu dàq ko fii mu doon liggéey mu toog di souffrir opposé wu fii di souffrir dem ba njël nguur di souffrir boobu moom duñu ko nangu du souffrir su la neexee dàq ko mu dem toog ñu ànd ak yàlla toog mais sa 2029 bi di nga yàkkamti mu jeex yow. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngor bi la boole ak sa coalition mënut a gën a fort ngor bi la Ousmane Sonko ji ba tax tey nga doon li nga doon mënut a gën a fort kóllëre bi nga xamante ne si moom moo tax nga di bu la Ousmane Sonko naroon boole politique nga bàyyi politique waaye yàlla dafa wax lu mu yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa am lu mu wax ci alquranul karim ci surat al alaq aya 6
innal insana la yataa an raa ustahna waaye mu teg ci inna ila rabbika rujaa. bari na ci ñoo xamante ni si ni bu ñuy am di bew di fàttali leen fal waaye yàlla ne leen du ngeen rëcc. inna ila rabbika rujaa. Tout ce qui attise le feu en voulant nous éloigner, en voulant vous éloigner de l'idée de notre projet de départ sont tout simplement ennemis de Ousmane Sonko et espèrent dégager ce dernier pour avoir plus d'espace dans le pouvoir. Mais personne, je dis bien personne, ne se soucie de votre réussite. lan moo leen indi tey. ñun xanaa rek supporté Sonko. Sonko. waaw kon du Diomaye Sonko ngeen supporté. Diomaye Faye mii la ñuy supporté. wala da ngaa juum ne. waaw ñoo ngi nii dañ ñoo digoon añ gisuñu ceeb te ceeb moom xam nga lim ma jaral moom. dañ leen digoon añ te joxuñ leen. waaw joxuñu ceeb dañoo war a añ. añ rek lañ leen digoon wala xaalis. añ kese lañ déggoon de waaw. mais añ bi gisoo leen ko ba léegi. non non gisaguñ añ de waaw. kan moo leen ko digoon kan moo leen wax ne bu ngeen ñëwee dina leen jox añ. ah ñu jiitul rek xam nga daa am ñu nekk suñu kanam quoi mooy loolu waaw. kon instant bii ba léegi añoo leen. añaguñ de te instant bii nii xam nga dama xiif quoi. kon séeréer yi añ tey ndox la ñuy lekk ndox tàng la ñuy lekk lekk ba léegi ndox sedd. waaw ndox bu tàng. tàng jar. waay waaw. xanaa amu leen seen numéro leader bi ngeen indi woon. kooku dañ koy woo waaye instant bii mënuñ kaa jot. da ngeen koy woo du leen jël. waaw. léegi lan ngeen fas yéenee def. ñu koy rek la rek. mu ñu rek ba ñibbi. ban heure ngeen fas yéenee ñibbi wala moom moo yor oto bi leen di yóbbu waat. moom moo yor oto bi instant bi xam nga te xiif nañu xamuñu ban heure la ñuy ñibbi waaw mooy loolu gerte caaf la ñu mujjee di lekk xam nga nu mu fa demee bilaay. jaajëf message bi lan la. ah message bi ngay jàllale kon ci moom pour xëy na li mu diggee woon ak yéen. kontaan continué rek waaw. kontaan te añoo kay xanaa mënul ne. non mënuñ kaa amee rek quoi parce que suñu garant la suñu mbokk la mooy loolu kontaan continué kese. merci beaucoup mu ngi noonu ñoo ko déggandoo moom nee na dañ leen a digoon añ waaye bu ñu ñëwee joxuñu leen añ ba léegi. ngeen ñëwee ci condition yi ngeen nekk nii baax na wala depuis lors ba léegi am na ci yu bëri yoo xam te ne manqué. waaw manqué na kay ndax naanoon añun. waaw. dañ leen ko waxoon ne bu ngeen ñëwee dina leen ko jox. déedéet waxuñu nu ko kay. xanaa bu leen indee war leen ko jox. ñun ñoo xalaat ne bu ñëwee di nga añ rek de xanaa.